asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi nuyuwaat yéen bu baax membre presse fi teew nii yëpp ci woo bi ñu leen woo ngeen mën a ñëw fekkee li ñu leen di doyee ñun la fédération nationale des conducteurs de vélo taxi du Sénégal, en même temps aussi l'association des conducteurs de vélo taxi de la région de Thiès. Ñu toog nii parce que pourquoi me citer de la région de Thiès, que le président de la fédération est là à côté de moi, c'est Samba Koumba Samb. Il est en même temps le président de l'association de Thiès, accompagné de son vice-président Bouna Seck, accompagné de ça. À côté de moi, il y a tamit ki nga xam ne moo yor wàllu organisation bi muy Abdallah Diatta, man Assane Digal may def lépp lu jëm ci communication. ñu woote fii juste rek pour xamal leen ni dafa am loo xam ne dañ koy ñaawlu ñun parce que d'abord président de la République dafa am loo xam daf ñu ko defal muy jàppale ñu ci ay fonds Covid, jàppale ñu ci lu jëm ci ay wàllu carte grise, yëkkati woon tamit somme bu am solo jox ñu chèque bi symboliquement ñu téye muy chèque bu 1 milliard boo xam ni c'était pour suñu benn programme bu ñu amoon ci wàllu lu jëm ci ay tricycle ak yooyu. Depuis boobu ñu koy dox sotteegul au niveau du ministère de l'emploi ñu nekk ci boobu léegi boobu y avait Diop comme ministre Ablaye Diop comme ministre ba ni Dame Diop ñëwee aussi dara sotu ci dara leeru ci ñu am ay partenaires yu fi ñëwoon bëgg ñu liggéey ak ñoom tamit ci wàllu tricycle muy waa Bopp & Co loolu tamit ñu ko doon dox ak ñoom ñu yàqloo ñu fi xaalis bu bëri ñu def ak ñoom ay programme préparé ko woo conducteur de vélo taxi Jakarta yi boobu ak léegi affaire boobu mujjul sotti ñu toog ci weeru mars bi ñu nekk ni ñu gis ci presse bi que ni ñoom non seulement ñibbiwuñu ñi ngi Sénégal mais ñi ngi leen di recevoir foo xam ne ñun sax duñu fa recevoir ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs principaux yi muy waa Bopp & Co yi ñu dem ministère ba toog ba faram fàccee ci wàllu tricycle yoo xam ne dañ koy wax ay tricycle yoo xam ni c'est nu mu tuddati électrique la ñu faram fàccee ci ak waa ANPEJ ci kanam waa ministère de l'emploi des jeunes muy lu ñuy naqarlu parce que def naa loolu tey bu ñu demoon ba koy def sax ñi nga xam ni ñoom ñooy acteurs yi yor wàllu liggéey boobu di ci yëngu ñooñu seen bu ñu fa ñëpp teewul it président war na fa teew ñu gis ko ñu war a xam ne lii lu ñu waxtaanee la. rawatina aussi muy doon loo xam ni ñoom lu projet boobu ñu indi projet la bu cher boo xam ni dawalkatu Jakarta attanu ko. parce que mënoo jël benn projet nga indi ko fii indi fay moto ay tricycle yoo xam ne c'est électrique di bëgg leen ko joxee à benn somme boo xam ni par exemple dañuy verser lu toll ni 150 000 francs par mois pendant 3 ans boo ko calculer day dugg 5 400 000 kooku benn dawalkatu Jakarta amu ko budget boobu bu ñu ko amoon dootuñu ko def ci ay Jakarta wala ci ay tricycle dañ koy daal def ci oto war a leneen ak leneen yaatal suñu liggéey loolu mooy li nga xam ne dañ koy ñaawlu di wax ni à chaque fois yu mel ni dafay am Sénégal ñu war ko di ko moytu. parce que ki nga xam ni moo nekk ci dëkk bi di njiitu réew mi bëggul loolu jeunesse am bi dafa bëgg ñu leen di toppatoo jeunesse am bi dafa bëgg am ak ñoom jàmm ak salaam donc lépp lu mën a am rek dañ leen ci war a boole mais clairement bala ngaa recevoir ay tubaab nga recevoir ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi buntu yi da nga koy fëgg ñu ëpp ko fekk ni doomu réew mi ñu ngi koy fëgg kenn dañ koy ëpp te tubaab bi bu ñëwee fëgg ko ñu ubbi ko te ñooñu di ñëw fi dañ fiy ñëw rek pour di ñu defal ay ndaxe mbaay loolu la ñuy ñaawlu ñun au niveau de la fédération nationale ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg looloo tax tey ñu woote fii pour leeral loolu mën a tontu gars yi ndax loolu comme ñoom ci biir mois de mars bii rek lañ def loolu bërki démb ay vers le 17 duñu xaar sax muy sori dañ leen di wax ni ñun acteurs yi ñi nga xam ne ñooy dawal Jakarta fii ci Sénégal d'abord ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam am nañu ay formation yu baax ay wàllu yooyu ñuy wax naan sécurité accident ak yooyu yëpp ñu wax ci presse bi loolu ñu ngi sant suñu borom mi ñu ciy musal bu baax a baax a baax li nga xam daal loolu la ñu bëgg mooy projet bi ñu amoon ñun waxoon ko chef de l'État ba mu yëkkati woon chèque bi symboliquement teg ko ci ñun fële ci Diamniadio ci centre conférence Abdou Diouf muy chèque bu 1 milliard de francs boobu ñu waroon am continuité ak waa DER yi nañ ñu jox financement boobu ñun ñu dem uti suñu ay tricycle boobu dëkk bi laa soxlawuñu fi tricycle électrique loolu liggéey bi ñuy liggéey tricycle électrique mënu ko wa ilaa ñu bàyyi ñoog suñu Jakarta yi ñu yor ñu renouveler parc Jakarta bi gars yi kon ne liggéey maa ngi leen gërëm di leen sant waaw njiitu réew mi lañ ci woo parce que moom mooy ki nga xam ni ñun dañ koo ameel fi mu nekk nii njukkal bi ñu ko ameel mooy jàppale nañu bi durant Covid bi may xaalis bu takku lu toll ci 450 millions aux conducteurs de vélo taxi Jakarta boo boog léegi ñu ngi bëgg sax mu recevoir ñu pour ñu remercier ko ñëpp gis yëkkatiwaat li nga xam ni mooy carte grise yi may ñu ko
kon ñun moom la ñuy waxal mu déglu lii xam ni projet bi nga xam ne amoon nañ ko ci touristique gars yi ñu ngi ñu bëgg a wër nombo di ko dugal awale ko ci ministère de l'emploi des jeunes ak ci waa ANPEJ te ñun duñu nangu loolu parce que ñun ñooy acteurs yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu boobu. la Samba Coumba Samb di président fédération nationale des motos taxis du Sénégal tey dañ fi ñëwoon rek am benn xibaar boo xam ne dañ ko jot bu doon xibaar bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla bépp conducteur de Jakarta buy dawal biir Sénégal loolu neexu ko. te loolu mi ngi jugee ci ki nga xam ne kii mooy le ministre Dame Diop dañoo amoon nag benn liggéey boo xam ne dañ ko commencé woon ak le ministre Ablaye Diop mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ak notre partenaire bu jaaree SAR muy Amadou Clédor Fall. yàlla dogal ñu am ci une convention bu ñu signé woon fii ci mairie bu Thiès mu doon convention boo xam ne déplacé nañ autorités yi nekk bi Sénégal yëpp ñu ñëw assister ko kon donc. suñu demee ba le président de la République yëkkati un chèque de 2 milliards mu yëkkati ko jox ko fédération nationale ñu xëy projet boobu war a taxaw pour ay tricycle ñu xëy tey jii yëkkati suñuy dossiers yóbbu ko fële nga xam ne moom mooy ministère de l'emploi bi ministère de l'emploi yëkkatee dossiers yooyu remplacé ki ko remplacé tey di Dame Diop moo remplacé Ablaye Diop ñu gis dossiers yooyu mu jël ko def ko ci suufu tiwaalam xëy jël projet boobu taxawal ko ci biir dëkk bi bu ko doxal ci ñoo xam ne nii ñëw nañ fi waxtaan ak ñun bi ñu waxtaanee ak ñun prix yi ñu jox danoo xool ni prix yooyu dafa cher parce que ay versement yoo xam ne chaque fin du mois da ngay joxe 150 000 pendant 5 ans mu dikk ay 5 millions de francs kooku yaakaar naa ni ñun conducteurs Jakarta yi loolu mënuñu ci ànd ba pare it encore ñu indi fi ay moto yoo xam ne ay moto électrique la moto yooyu nag ñoom ñi nga xam ñoom ñoo fi ni muy waa bopp dañoo bëgg ñoom ñu téye seen i moto parce que le président de la République bi muy yëkkati ay tricycle dina ko jox waxul woon ñu jox ñu ay moto électrique dafa waxoon ni projet bi dafa bëgg fédération nationale maanaam jiite ko ñu ëlbati ko fexe ba maanaam améliorer liggéey bi nga xam moom la conducteur Jakarta yi di liggéey fii ci Sénégal te bi ñu koy jox 1 milliard chèque bu 1 milliard la ñu jox fële ca place Abdou Diouf amul benn ministère bu taxawul ci keroog bu ko fekkewul même ministre Dame Diop bii fa keroog fa la ko fekk kon donc moom warul mën a ñëw jël suñu projet di ko dugal feneen foo xam ne fu bokkul la loolu nag fédération bi du ci ànd tey du ci ànd ëllëg dañ ciy teg nag dañ ciy xeex ba keroog ñuy gis li nga xam parce que ñu ngi ciy interpeller le président de la République di ko xamal ni ko ni nga xam ne ni moom moo ni moom Jakarta yi les Jakarta man la sama famille la ñu ngi koy interpeller ci mu fexe ba wax ak Dame Diop mi nga xam ne nii tey jii moom mu bëgg a détourner li nga xam ne ni moom mooy suñu projet bii bu koo dugal feneen foo xam ne fii ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg loolu nag mooy suñuy kàddu di jégalu bu baax a baax di nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah